asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. vidéo bi nii dama bëgg Sénégalais yi déglu attentivement li may wax mais attentivement nag parce que je crois que ni bii mooy dernière vidéo boo xam ni moom mooy cadre complet boo xam ni dinaa perdre sama temps di expliquer parce que tamit boo expliquer nit ki bëggul dégg. En certain moment je crois que ni nga def cadre général mu dem pour muy clair chaîne Wes Show TV incarné wu ma l'homme sage incarné wu ma nitu diine kilifa diine incarné wu ma yonent incarné wu ma lenn je suis seulement une personne boo xam ne day toog mu am ay information mu gis benn affaire boo xam ni danger la pour Sénégal mu ñëw exprimer si wax si xalaatam informé. bu njëkk ba nag fi ma nekkoon si beneen secteur la woon ma doon critiquer des musiques te bu ma daan critiquer ay musique je critiquais pas nit ñi lu ñuy sol je critiquais pas nit ñi lu ñuy def dama doon critiquer musique bi clip bi ni ñu ko tourné genre yi noonu au fur et à mesure ñuy dem ma commencé ubbi sama xel gën a open mind parce que gis naa ne am na loo xam ne moo gënoon am importance musique wala whatever mooy fexe ba doomu sénégalais yi non seulement ñu conscient si lépp lu ñuy def acte mais aussi tamit ñu xam si lan la ñuy dugg. mon but c'est pas de dire à quiconque defal lii wala nga def lii il faut que mu clair man sama but musul nekk loolu sama but mooy wax sénégalais yi benn affaire boo xam mu ngi daw loo xam ni baaxul en général méngoowul ak culture bi méngoowul ak diine bi après ku si nekk nag yaay prendre li nga xam ne moom moo di ta responsabilité nga gérer ko képp koo xam ne nag victime nga si benn annonce wala benn dénonciation boo xam ne def naa ko parce que maintenant critiquer wu ma damay dénoncer nga nekk si victime c'est pas de ma faute. dama nga clamé ko ñi nga xam ni ñoom ñoo la ngemb wala whatever pour muy clair quoi pour muy clair Wes Show en tout cas man personnellement kañ la ma sénégalais bëgg a weddi mu leer man ñii war nañ maa weddi mooy ngeen gis ma ak ay franc-maçon wala ma signé ak ay franc-maçon wala ngeen gis ma ak ma signé ak LGBT wala ngeen gis ma si ay lomotif wala ngeen gis ma si ay loolu noonu mais quand il s'agit de musique hip hop culture boobu noonu c'est pas sénégalaise mënuñu ko par jël ne ñu ñoo moom moomuñu ko. léegi nag dina am ñoo xam dañuy choisir déglu hip hop am ñoo xam duñu choisir déglu hip hop mais hip hop li fa war pour ñu def ko on le fait l'essentiel nag lépp loo xam ni baaxul pour culture parce que sénégalais ñooy représenté loolu noonu ñu fexe tout ñu éviter ko te man je sais que ni dinaa ko éviter. bu loolu weesoo tey dama leen di jox benn nouvelle vous savez que ni ñun dañ nekk si benn dëkk boo xam ni dañu yàgg dund polygamie qu'est-ce que ça veut dire polygamie mooy maanaam góor am benn ñaar. ñeenti jabar ou plusieurs loolu mooy définition polygamie mais nag auparavant polygamie am na si yenn dëkk yoo xam ni c'était seulement pour des femmes mais exception la woon ñu ngi si pays Asie yi am na benn pays boo xam ne da ko doon def mais li gënoon fës mooy li nga xam ni moom moo di religion musulmane bi nga xam ni jël na polygamie inséré ko si pour góor yi mën a am de 1 jusqu'à 4 femmes du leer na loolu je crois que ni mënu ma leen ko jàngal xam ngeen ko bu baax lan moo posé woon problème bi. c'est pas que ni polygamie gars yi accepté wuñu ko de mais li posé woon problème bi depuis problème bi commencé jug mooy ni ñuy juger li nga xam moom moo di diine l'islam mooy le fait que ni góor gi nga xam ni moom rek moo am droit boobu noonu te jigéen amu ko maanaam moo tax ñu critiquer li nga xam moom moo di religion islam bi parce que dañ ne foofu islam dafa masculiste mooy maanaam góor yi la ñuy rek la ñuy may ni mais jigéen yi may na si côté boobu noonu léegi nag c'est la LGBT ñëwee parce que tout récemment déggoon ngeen fi Macron ne képp koo xam ni polygamie ngay def li nga xam ni moom moo di France dañ koy interdire bu fekkee sénégalais yi accepté wuñu góor jigéen ñi wala sénégalais yi nanguwuñu ñuy caricaturer wala musulmans yi nanguwuñu ñuy caricaturer li nga xam moom moo di yonent bi loolu moo nekkoon polémique problème bi nga xam ni amoon na fi moo tax mu ne moom bu fekkee musulmans yi noonu la ñuy def polygamie da koy tere li nga xam ni moom moo di France mu nekkoon benn guerre boo xam ni peine perdue la parce que le jour où comme tey fu ñu toll nii LGBT ñëw na. imposer li nga xam ni moom la ñuy wooyee polyandria mooy si italien ñu koy wooyee polyandre si français mooy maanaam ni góor mën a amee 4 femmes 3 femmes 2 femmes noonu la jigéen mën a amee aussi tamit li nga xam ni moom moo di plusieurs maris léegi nag ñu dañ nekk benn monde boo xam ne américain bay def passe européen bu ñu paree nag dafa am benn pays bu spécial boo xam ne foofu la ñuy njëkk a dem dugg parce que li nga xam ni moom lañ nekk def nii mënuñu woon dem si li nga xam moom moo di pays maghrébien yi mënuñu woon dem aussi si li nga xam moom moo di l'Afrique noire en personne fallait que ñu dem si benn dëkk boo xam ni dafay am li nga xam ni moom moo di mixité de culture
mooy maanaam côté européen bi ak côté africain bi moo di fan moo di Sud Afrique boo leen jëlee Sud Afrique musul xeex LGBT toujours accompagner LGBT bokk na si dëkk yi nga xam ñoo ëpp trans ñoo ëpp gay ñoo ëpp lesbienne si li nga xam moom moo di Afrique parce que Sud Afrique la dafa am ñaari mentalité yi nga xam ni ñoom ñoo tabax dëkk boobu noonu dafa am ñaari culture yoo xam ni ñoom ñoo tabax dëkk boobu noonu c'est pas comme les autres pays africains moo tax tey may ñëw di wax ak sénégalais yi nii leen am na beneen affaire boo xam ni ñëw na vous vous rappelez que ni ñu leen doon jéem a expliquer la mooy LGBTT parce que ñaari T la LGBTT QQAA léegi am na P am na li nga xam ni moom moo di K léegi damay commencer rapidement wax leen bu si nekk la lay signifier wan la ku si nekk nag dafa am drapeau bi te dama bëgg a ñëw aussi tamit si drapeau déjà pour muy clair sénégalais yi mu dugg seen nopp drapeau LGBT mooy arc-en-ciel bi couleur yi mënul sombre ñoom seen couleur mënul sombre parce que vivacité la ñu bëgg vie la ñu bëgg dund te lépp lu sombre dafa kolewul ak li nga xam ne moom moo di dund mu neex moo tax LGBT ça pas dire que nit ki sol na ay couleurs yu sombre rek wala sol na couleur yu bëri mais mu lëndëm rek nga ne LGBT la non non LGBT couleur am day tàq day briller waaw mais nag lesbienne mooy L bi mooy maanaam ñaari jigéen yoo xam ni dañoo bëggante wala jigéen boo xam ni li mu mën a sopp mooy ki nga xam ne ñoom ñoo bokk même awra loolu mooy lesbienne moom mooy L te boo xoolee boo leen demee ci histoire lesbianisme moo njëkk li nga xam ne moom moo di gay mooy maanaam ñaari góor il faut que muy clair quoi histoire la. beneen affaire bi moom mooy gay gay nag du lenn lu dul ñaari góor yuy bëggante mooy maanaam góor boo xam ni day am cofeel copp li nga xam ni sopp li nga xam ne moom moo di moroomu góor yàlla. loolu mooy li nga xam ni moom moo di G bi nga xam moom moo di LG BT nag B bi nag moom mooy bisexuel bisexuel nag mooy koo xam ni góor la wala jigéen mën nga sëy ak góor mën nga sëy ak jigéen loolu mooy bisexuel mais dafa am ñaari T attention ñoom boo leen joxee ñaari affaires yoo xam ne booy maanaam boo jaawalee transgenre mooy maanaam transgender ak li nga xam ni moom moo di transsexuel ñoom dañuy mer parce que ñaari affaires yu bokkul la pour sénégalais yi gën a comprendre mbir yi parce que ñoom bu ñu gisee couleur fo ni lépp LGBT la mais dafa am loo xam ni yoon la transgenre mooy ki nga xam ni dafay nekk góor yàlla si vie normale am góor lay nekk mais buy def ay spectacle wala buy dox day bëgg solu comme jigéen transgenre day bëgg solu comme jigéen mooy comme li sénégalais yi utiliser rek taaja boon bu taaja boon jotee benn jour boobu noonu góor yi daan solo comme jigéen jigéen yi di solo comme góor c'est ça qu'on appelle un peu li nga xam ni moom moo di transgenre c'est un combat fi may waxee transsexuel nag mooy koo xam ni moom dafa transformé boo leen déggee trans mooy transformé dafa transformé li nga xam ni moom moo di awraam mooy maanaam mënoon a nekk góor ne xaaral góor laa mais dama bëgg am ay wen góor laa mais dem si suuf dama ko bëgg a changer si kaw ma bàyyi ko noonu jigéen laa mais dama bëgg a am li góor yi am loolu mooy transsexuel léegi nag mu am ñaari Q dafa am li nga xam moom moo di queer queer mooy ki nga xam ni moom amul appartenance moom mën na dem ak ku ko neex mën na dem ak lu ko neex il faut ñu préciser mais maanaam ak queer mën na dem que ce soit li nga xam moom mooy nit mën na dem aussi tamit ak xaj animal lépp mën na gis sa benn miir mu bënn mu dem xewalu ci mu dem barkelu ci mën na jënd sax lu ko neex l'essentiel moom moo am plaisir bi nga xam ni moom la bëgg loolu mooy ki nga xam moom moo di queer amul appartenance bi nga xam ni mooy góor laa wala jigéen laa gay laa wala non moom lépp lay dem fëgg wax bi day clair quoi bëgg naa sénégalais xam ni li may wax ni c'est très important mu am beneen bu ñuy woowee questioning nag beneen kii la boo xam ni boobu day définir nit ki dafa nekk di xalaat moom ban genre appartenance la parce que xamu ko loolu mooy questioning moom dafa toog en certain moment xamul lan la mu ngi questionner boppam mu ngi laaj boppam moom ban genre la góor jigéen la jigéen la lesbienne la wala queer la wala leneen mu am ñaari A yi nag moom mooy asexuel mooy nit koo xam ni moom wàllum góor ak jigéen dara intéressé ko mooy maanaam wàllum sëy bugg ko moom dafa bëgg nekk ni koo xam ni sëy intéressé wu ko koo koy asexuel mu am keneen koo xam ni ñu ngi koy woowee allié ñan ñooy allié yi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy nekk ay hétérosexuel mooy ñi nga xam ni ñoom normal nañu mooy ni nga xam noonu la leen yàlla bindee mais dañuy nangul li nga xam ni moom moo di ñeneen ñi
mooy maanaam dañuy collaborer ak ñoom, dañ leen di dooleel, dañ leen di jàppale, dañ leen di dimbali, dañuy collaborer ak ñoom te dañuy respecter seeni décision. ñooñu mooy ñi nga xam ñoom la ñu woowee les alliés. tey jii nii man su ma demoon di liggéey ak waa LGBT allié la si li nga xam moom moo di LGBT. et seen i combat fi may waxee piw bi ngeen doon dégg nag piw boobu noonu y a beaucoup de personnes qui comprennent pas piw boobu c'est pour dire genre et cetera ak li ci tegu mooy maanaam am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ñëw léegi nag si yeneen yi nga xam ñu ngi ñëw nag si laay waxee nag mooy maanaam P mooy pansexuel moom mooy polyandre. pansexuel ak polyandre moom lañu jël def leen P si lan si benn méthode la mooy nit ku nekk mën nga am benn wala ñaar wala ñett ba lu la neex loolu mooy li nga xam ni moom moo di polyandre. nu góor mën a amee 4 jabar noonu la jigéen mën a amee 4 jëkkër looluy polyandre. léegi nag mu am nag beneen boo xam ni P bi boobu la ñuy wax pansexuel nag mooy maanaam ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi sëy ñoom ñaar ñu ajouté beneen nit moo xam góor la wala jigéen la pour mu bokk si li nga xam moom moo di trio boobu noonu loolu mooy li nga xam moom moo di pansexuel. bu boobaa ñoom ñaar ñëpp dañuy d'accord bokk benn nit moo maanaam ñoom ñaar ñoo takkandoo beneen nit pour insérer ko si li nga xam moom moo di famille bi. léegi mu am bi ñuy woowee kinky nag mooy maanaam nga nekk ak nit nga koy domination foofu la ñuy jox. mooy maanaam comme li ngeen di ñi ñu feebar ñoo xam dañuy dem ñu leen di dóor sans pour autant mu am li nga xam moom moo di rapport sexuel wala ñu sëy sans pour autant ñu sëy ñooñu ñi nga xam ñoom ñoo di kinky mais dañuy recevoir li nga xam moo di satisfaction sans pour autant ñu am li nga xam moom moo di relation mooy maanaam xooy ko ngeen jégal na si kàddu bi sans pour autant mu am dara ñooñu ñooy les kinky mooy maanaam dañuy am plaisir sans pour autant ñu jege nit kooku noonu maanaam xool ko wala dóor ko wala commander ko wala wax ko mu suq wala di ko maltraiter def ko comme esclave loolu ñooy waa kinky. léegi Sénégal nag jox naa leen ku si nekk te gis ngeen nag ku si nekk dafa am li nga xam ni moom moo di drapeau bi du LGBT multicolore arc-en-ciel bi de mais façon bu nekk comme ni ma leen ko wanee dafa am li nga xam moom moo di drapeau spécial boo xam ni moom moo leen di définir te bul sonn jour boo juumee entre transsexuel ak li nga xam moom moo di transgenre wala kinky ak li nga xam moom moo di lii dañuy mer dañ koy jël quoi ñoom dañuy offendre quoi en fait ñoom loolu la léegi nag li tax ma wax leen lii nii mooy maanaam polyandre ñun moment bi nga xam ñun ñu ngi xeex ay t-shirt ak ay couleur ak ay ñii ñu ngi jàppale ñoom ñu ngi jàppale ñoom loolu weesu nañ ko ñoom ñu ngi si moment bi nga xam ni lan la ñuy xeex mooy góor nu muy amee jabar yu bëri noonu la jigéen di amee jëkkër yu bëri te loolu commencé nañ ko bañ ko defee États-Unis yeneen dëkk yi commencé ko adopté bii pas dañuy tëb li nga xam moom moo di yeneen dëkk Europe yi ñëw directement fi nga xam ni moom moo di Sud Afrique parce que soo déggee affaire de polygamie fi mu gën a amee doole c'est dans les pays africains wala si musulmans yi foofu la polygamie ëppee doole moo tax ñu ñëw jël ban dëkk bi nga xam dafa am ñaari culture yoo xam ni bokkul mu di Sud Afrique pour insérer ko foofu noonu commencer comme ça ñu mën a influencer yeneen dëkk yi te bi li ma lay wax ni bi LGBT t-shirt yi xam nga t-shirt yi yàgg na génn couleur yi yàgg na ñëw ñun yàggul bu ñu si jotee noonu la ay ñoom gars yi di ñëwee ndànk trans yi bëgg a dugg bëgg a occuper si li nga xam ne moom moo di dëkk yi te incha allah rabi noonu la ñu bëgg a def si yeneen dëkk yëpp léegi nag man mon but c'est pas de dire que ni sénégalais nu muy comporté wala genre yu noonu man du ma la wax looy def ku nekk magum jëmm nga tu choisis tu réfléchis di nga xam na ngay doxalee man mon devoir c'est de venir communiquer sénégalais y a des personnes nag yoo xam ni tellement ils sont coincés dañuy bëgg toujours am lu ñu wax naan Weshow yaay promo góor jigéen ñi promouvoir uma góor jigéen nit ki booy am looy xeex pour nga xeex ak ñoom il faut nga xam bu baax ñan la te ku yaakaar ni aussi tamit dinaa ko bàyyi parce que nit ñaa ngi naan dañu foog ni man maa leen jaay non non du ma ko mës a bàyyi parce que tant que mu ngi am te sénégalais yi conscient man dinaa continuer di leen conscientiser ngeen xam waxuma leen ngeen def de ngeen xam au moins balaa ngeen di dem jël dafa mel tey jii nii yow mii toog di ma xool nga dem si benn boutique bi ñu defal la li nga xam ne moom moo di marque Hitler boobu noonu mooy naziste yi doo ko sol parce que amoo fitu sol ko amoo fit sax tuddee sa doom Hitler pour muy clair sax xam tuma laa ngay sol yére boo xam marque boobu noonu kon la moo tax léegi ñuy banaliser képp koo xam ne day sol yére LGBT te ensuite LGBT couleur am day tàq couleur am du sombre parce que tey jii nii multicolore yàgg nañ ko sol yàgg nañ ko gis Sénégal léegi le plus nag bi gën a am importance lan la mooy waxuma nit ki mënul sol yére multicouleur de parce que monde bii nii léegi LGBT ba si ku si nekk dafa am couleur yëpp la laal tey jii boo sol yére bu jaune rek sax yaa ngi défendre LGBT boo sol yére bu rouge yaa ngi défendre LGBT selon eux
mais li gën a am solo mooy lan moo tax nga sol yére bi loolu la sénégalais yi di war a poser du nit ki lu mu sol de mais lan moo tax mu sol ko ak ñan ñoo ko solloo yére boobu noonu c'est ça la demande. léegi nit ki nag tey jii nii bi may dem wax keroog si Akbess pour muy clair sénégalais yi ba léegi wax ma ne Akbess illuminaté la wala franc-maçon la li ma wax mooy signe ba ma laaj Akbess ne ko mu génn tontu sénégalais yi man mii tey jii nii soo la ma gisoon benn affaire mu leer ma ngeen demandé ko ma génn tontu ko et je crois pas que ni Wesso dina dem di def li nga xam moo di LGBT wala franc-maçon te chaque jour ma taxaw sama YouTube di leen saaga en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam.